Midi Culture. ponk yi ca gën a fës bokk na ci mbirum 94 milliards ñaari plainte yu ñu xëyee déposé tey ci moomulee mbir moo xam Mamour Diallo la wala sax ñoo xam ne ñoo di waa FRAPP France Dégage ngir mbir mi daal di leer ci mbir moomee di 94 milliards ñeel wàllum suuf ginnaaw loolu daanu wax ci taax yi nga xam ne ñu ngi wéy di daanu fii ci Ndakaaru démb ca Médina ba tax benn soxna ñàkk ci bakkanam di ngeen ci teewlu ab reportage naka noonu it yeneen taax yoo xam ne ku moyul dana daanu nekk ca HLM Mariste préfet bu Ndakaaru ne mu neex wala mu naqari ña fa nekk daanu fa jugee daanu ubbiat pàcc bu yaa ci màggal Touba gi ca marché Ocass nga xam ne fu mu toll nii jëndkat yaa ngi fa ne xuus di dem ngir amal seen ak ndugg ca noonu it yeneen i taalibe ñoom jamono ji ca jumaa ju mag ja la ñu dem ngir amal fa ab ziar waa brigade nationale des sapeurs pompiers ñoom jël ay matuwaay yu mucc ay reportage yu bés bi tey ca rond point Yoff ak embouteillage yu métti yi nga xam ne jamono yi nemmeeku nan ko fa ginnaaw loolu daanu jàll ci xibaaru biiti réew xibaaru tàggat yaram ñaareelu pàcc xibaar yi daañu ca toftal li nga xam ne moom moo jeexalee ko wàllum li nga xam ne moo jëm ci ganu bés bi bu ñu noppee ñu buur ñaanalante Daouda Gueye moo féete ci xarale gi bu ngeen nee saa ñu yaatal. Midi Culture. mbokk yi ak xarit yi dal leen ak jàmm ci teewlu gi ci rajo King FM 99.4 ak 3w.kingfm.sn nu leen ko junjee woon ci bopp ba dañu koy tàmbalee ak mbirum 94 milliards ñaari plainte yu ñu xëyee tey déposé ko tey jii ci talaata ji ngir indi ay leeral ci googule dossier ñi ci jiitu di avocat yi layool ki fi nekkoon directeur domaine di Mamour Diallo ñu fas yéene déposé ab plainte ci ndoddal Ousmane Sonko mi ñu jàpp ne dafa teg ay tuuma yu amul ci ndodd ak seen ak client ñeneen ñi fas yéene déposé ab plainte moo di waa mouvement FRAPP France Dégage ñu fas yéene déposé ca kanamu procureur ab plainte ngir leeral mbir moomee ñeel 94 milliards te mu ñeelit wàllum suuf Mamour Diallo moomee sax ñu daal di ko cay seetal ñi ko amal di commission d'enquête parlementaire ci jamono yi ñu weesu Moussa Sow di coordonnateur bu COJER moom dafa jàpp ne Ousmane Sonko tuuma yi mu teg ci ndoddal Mamour Diallo dara amu ca ba tax mu jàpp ne mbir mi fa muy mujjee du neex ci moom ñu teewlu ay kàddoom ci micro rajo King FM. ñun dañuy encourager d'abord le directeur Mamour Diallo lu tax ñu koy encourager parce que booboog léegi Sonko moo ngi fabriqué di wax te booboog léegi mënul présenter ay preuves looloo tax dañuy encourager Mamour Diallo effectivement pour mu porter plainte pour que ñun ñi nga xam ne li ñu xam ci dossier bi bëriwul ñu mën ñoo xamal parce que plainte bu amul tribunal du am plainte bu amul sénégalais duñ ci mën a xam lu bëri dañ koy encourager bu baax pour que véritablement mu dem porter plainte di encourager aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi autour du dossier pour que mbir mi leer ci sénégalais yi en tout cas Mamour Diallo bu porté wul plainte sax ñun dañuy dem porter plainte contre Ousmane Sonko pour que mu mën a gindi ñu ci question bi man yaakaaruma mu génne ay preuves ay sos yi nga xamante ne sénégalais yi yëpp ñoo ngi koy démystifier sax comprendre nañ ko commencé nañ ko comprendre depuis un certain temps donc loolu tax ma ne gëw ma ne Ousmane Sonko justement dana génne preuve parce que li mu wax lu rëy la bu génne ay preuve tant mieux pour lui mais bu génnewul ay preuve il va falloir justement que non seulement qu'il soit puni par la loi mais également ñu xam véritablement ne sénégalais yi ñu xam dossier bi nu mu demee depuis un certain temps. ñu dal di dikkaat ci ab jéye ju amoon démb ci ngoon ca Médina ab taax gu daanu ba tax benn soxna bu am lu ëpp juróom fukki at daal di cay ñàkk bakkanam moom nag ñu ngi xamle ne dafa nekkoon rek di féexlu mook ay tout tànk ba balcon immeuble bi daal di wàcc ci seen kaw mu mujj ñàkk bakkanam ñeent doomi aadama amee ci ay gaañu loole démb la xewoon ñu leen ko waxee ca Médina dañu ci ànd ak Penda Badji. démb yemoo ko altine fukki fan ak ñeent ci weeru octobre beneen bâtiment daanoonti ca Médina rue 6 ndoole nag tax ba ñetti nit jëlee ci ay gaañu yu métti ba sax jamono gi ñu àttuk yéen ña nga ci hôpital am kenn ku ca ñàkk bakkanam mu bokk ci 64 bâtiment yi nga xamante ni maire boobule gox di Bamba Fall jotu na ca alerté groupe Sénégal naka noonu muy dellu si ci jafe-jafe yi askanu Médina di jànkonteel jëm ci wàllu woowee. borom kër gi moom rawale na boppam ba pare sacrifier ay locataires yi koo ci dimbali tamit mu génn mu naan la may ma amaguma fu ma jëm ba musiba fekk ko fa donc man tëj nañ fi kër yu bëree bëri mais xaaja guddi lañ koy daaji dikkaat ci biir te yaakaar naa ni tey maa ngi ñaan sous-préfet bu ñu jógee ci lii balaa beneen musiba di am man wax naa ba mënatuma wax. donte ni nit ñi duñu jël conscience yenn ci ay bâtiment yu ñuy faral di dëkk mairie bi da ciy faral di dégager ay responsabilités
responsabilité. bu amaatee suba wala guddi wala gannaaw suba bu kenn ni maire bi nangam ndax maire bi alerté na état préfet ngi nii duma bàyyi ma fenn bind naa sous préfet bind ministre de l'intérieur bind président de la république ni ko Médina am na 64 bâtiments yu daanu heure bu ne jàppale leen ñu daaneel bâtiment yi bala muy indi loraange tey benn daanu na ci bu ñu ma nee suba beneen daanu na ci tamit du ma ko weddi ndaxte saa yu ngelawee man damay tiit fu ma fekk damay tiit. bi lépp situation inquiété bu baax autorité sénégalaise yi Djibi Diallo di sous-préfet bu Dakar di ñaax askan bi ñu gën a ànd ak vigilance. tâche bi dafa yaatu rëy ba nga xam ni ku la ni mën na ko régler ci benn fan ñaari fan du sotti il faut en un certain moment que nit ñi d'accord xam ni responsabilité dafa commencer d'abord ci yow état nag yow la man la ñëpp la bu fekkee am na ci maillon bi kenn ku faiblir mais la responsable cette personne là qui a la responsabilité première. mais ni kon saa su ne ñuy faral di jànkonteeg ay bâtiment yu faral di daanu loole nag lépp lu koy indi loole nag li koy waral le plus souvent mooy di nit yi dañuy faral di dëkk ci ay bâtiment yi nga xamante ni daanaka bañ ko taxawalee dafa yàgg lool ca loole nag ñoom autorités yi di ñaax ci askanu Sénégal ñu gën a ànd ak vigilance tey di moytandiku bu baax yi les bâtiments. pendabat yi yooyu lee tax xam na yeneen yoo xam ne it dañuy ragal mu daal di daanu ñoo nga féete ca HLM Mariste ba taxoon kilifa yi demoon fa ngir génnee askan wa nekk ca 20 bâtiment ya fa nekk askan wa nag daal di lànk ne duñu fa jóge ba tax préfet bu Ndakaaru di Alioune Badara Samb ne deltu ginnaaw moom du mën a am ci loolee dinañ fa génn ci lu neex leen wala mu naqari leen ndax dañuy bañ toog ba làmbaay ñaaw ci mbir moomee ñuy bàyyi ba jànde romb ñu topp cay watit woy daw préfet bu Ndakaaru mu ngi doon yëkkatu yooyu le kaddu ci émission 9-11 bu tey bii ci King FM. On fait des rapports mensuels, des rapports trimestriels. Chaque fois nombre de visiteurs bërki démb tey la talaata bu ma juumul alxames dem nañ Parcelles Assainies on a visité 14 bâtiments yoo xam ne c'est des bâtiments qui menacent suñu joxe ay prescriptions li ma la wax nag au départ mooy explication boo xoolee ci nombre bâtiments yi am Dakar nga jël di par exemple plus de 90 wala 95 en tout cas bâtiments yi yàgg kenn amu ci woon au départ des normes architecturales peut-être taxaw na la koy gën a indi mooy transformation yi ci nit ñi def se respecté wuñu les normes li ngay wax ni Médina c'est une zone parce que comme ni ma la ko waxee Médina xam nga Dakar la ñu yaatal ñu dem fa mais li ñuy gis au niveau de la Médina gisuñu ko dans d'autres quartiers boo ko gis Maris doo ko gis feneen c'est des quartiers neufs doo ko gis Nord Foire yooyu exceptionnellement nga koy dégg xam nga état du toog ba am responsabilité muy ñaanuñu ko yàlla muy dal parce que bâtiment yooyu 20 immeubles la woon 7 immeubles yi déjà évacué nañ ko 13 immeubles ya fa des ba fa commission bi demee xool nañ xam ne dañ ko war a évacuer HLM tegal na leen loo xam ne ñi ngay wax ci Médina ñoom am bi lañ leen tegal mooy ña nga xam dañ leen fay génne déjà ña jotoon a génn ci 7 immeubles boobu ba léegi ëpp nay at état bi dugal na ci presque plus de 3 milliards à travers HLM dañ leen di fay li ñuy loué maintenant am na une procédure boo xam ne lancé nañ ko fas yéene génn ña fa des def un projet boo xam ne dina mën a tax bâtiment yu bees ñoom ñëw dikkaat loolu liggéey HLM pour ba wér mooy loolu moom mën nga koo jàpp sur ce point là on ne reculera pas ils sortiront loolu lu leer la. mu nekkoon ay kàddu ko Alioune Badara Samb di préfet bu Ndakaaru juróom-ñetti simili moo farankulaayu ci midi ca Touba Mbacké. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñaari fan rek moo dox sunu diggante ak màggalu ko Touba ba tax marché Ocass moom jamono ji mu ngi ne xuus ak ay doomi aadama yi nga xam ne dañu fay dem ngir mën a amal fa seen ëpp ndugg ba tax jamono ji daanaka jaaykat ya seen bamba ma ngay maase ndax seen njar ma ngay dem loole li jëm nag ci li nga xam ne moom moo jëm ci ndigal yi xalif général kulu murit Serigne Mountakha daal di joxe woon ña nga koy bàyyi xel bu baax a baax dañuy dem ca marché Ocass ba ca Touba fekk fa Serigne Saliou Seck. màggalu Touba ko wax sa xel dem ci jaaykat yi kol yi ak tissu yi fii ci marché Ocass nag jaaykat yi ci yëngu nee nan ñoo ngi ciy gis seen bopp bu baax. wax dëgg moom par rapport moom changé na ndax màggalu daaw gi kol yi moom marché wutoon noonu doxutoon noonu mais comme ren jii moom wax dëgg moom moo gën a dox daal moom ci liñ gën a yëg moom moo gën a dox ndax jigéen yu bari ñu ngi ñëw jënd kol yoo xam ne maam ndigal li moom moo leen gënal liñ mën a am daal sëñ bi daal moom lañ gënal parce que dëgg yàlla ñu ngi ci gis suñu bopp baax a baax a baax. tissu wax Baye Fall yi itam daanaka moom lañ gën a taamu ci màggalu ren gii. waaye nag macha allah ñu demee borodé santum wax moom macha allah surtout wax Baye Fall bi xale yi bëgg nañ ko trop ñu ngi jaay daal ñu ngi sant ñu ngi wàcc suñuy kër ñu ngi defaraat suñuy kër te lépp sëñ Bamba ko waral ñoo ngi sant daal macha allah ñu ngi jaay moom. naam ne liggéey baa ngi dox bu baax jaaykat yi nee nañu ñoo ngi jànkonteeki jafe-jafe taxe douane yaa fa jaar. liggéey bi xaw naa sooxee tuuti rek ndax affaire douane bi ñu wax moo yokku ak affaire yooyu tax na ba liggéey bi xaw naa sooxe nañ daan liggéeyee ñu doxee noonu doxewul noonu ren waaye ñu ngi sant yàlla yonent bi ndax màggal gi moom borom màggal gi moo koy defaral boppam sant nañ yàlla bu baax a baax lii suñu wërsëg ñoo ngi ciy jox. instant période bi ñu toll sax seer na lool ndax problème bi mooy problème mu douane beeg yooyu dafa seer.
ci ak fàttali marché Ocass bu Touba Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké moo ko taxawaloon jaaykat yi fi yëngoo ne barke ba moo leen topp ba léegi ndax bu dul màggal sax dañuy gis seen bopp rawatina bu màggal gi yegsee Touba Mbacké Serigne Saliou Seck ngir rajo King FM. Sëriñ Saliou Seck foofee ca Touba la nuy des ak taalibe yi nga xam ne ñu ngay wéy di fa dem rawati nag ca jumaa ju mag ngir def li nga xam ne moo deg seeni ziar dikkaat nañu ci micro Sëriñ Saliou Seck ci tere ganu fa tere ñu def ay selfie maanaam xeetu photo yooyee ñuy nemmeeku ci jamono yi naka noonu it wàllum calte gi ñu teewlu seeni kàddu. xanaa yëg-yëg bi ñuy yëg rek ndax mbay murit lan murit moom bu ñuy seet si sëriñam dana yëg lu rëy ndax màggal gi at ba at la ndax réseaux sociaux yi des fois bari na si ñoo xam ne yàq la ñuy def te lépp lu jëm ci jumaa ji bu doon sama sago ñu def ko lu spirituel lu sacré ber ko côté waaye ci wàllu saayir ak internet ñu defee ko leneen waaye boo ñëwee ba Touba ñàkk photo moom mënut a ñàkk ak yooyu waaye ay wax ak kàddu yooyu mun barab la boo xam ne barab bu sell la bu ñu war a jox cër la man loolu laa gis. maa ngi tudd Omar Diouf jóge ba Sandiara waaw di sant rek di sant bu baax a baax a baax xéewal rek Sëñ Tuubaa moom kenn la dëgg yàlla moom année bu ñëw année bu jot moom moom fu mu toll ni moom ak bu mu ñëwee rek wax dëgg yàlla fu mu toll ni moom di macha allah tabarakallah rafet. xanaa kontaan rek di ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy interroger di ñaanal Sénégal yëpp ñu am jàmm ñu passé ko toujours màggal bu baax at bu ne jërëjëf. waaw loolu moom du yoon loolu moom bokkul sax ci respect te fii moom bërëb boo xam ne boo ñëwee moom da ngaa war a def li nga xam ne moo la war ñëw siyaare xam nga def li la war maa pas dugg si bërëb bi di sénat di photo wu yooyu bokk si respect quoi waaw yooyu moom bokk si respect quoi yooyu moom maa ngi ñaan képp koy def rek xam nga arrêté ko xam ne nekkul bokk sa sulwaa bi quoi waaw loolu moom du yoon quoi. man Aliou Sène laa tudd Tataguine laa bàyyee ko magal kay maa ngi sant bu baax a baax waaw magal ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax alhamdulilah rabbi ñu ngi sant Sëñ Bamba Xaadimu Rasuul sallallahu alayhi wa sallam. ak nangam fukki fan ak juróom-ñett yi ñëwul tey la fukk ak juróom-benn kon bu dee ñun fekk nañ fi ay taalibe yu am yéene yu toll ni di jël këyit wu mel nii duñ ko jox pour ñu rek sunuy dàll këyit wi boo paree waxuñu la nga di ko sànni ci mbedd mi ba kenn amatul foo nekk foo jaar ndaxub salte war nga ko mën a ngëp ñii ma ko ngëbee ba gis poubelle mbalit wala nga def ko ci sa saak mbaa sa poos ba génn dëkk bi. mu ngoog mu nekkoon kàddu yi nga xam ne mu ngi bàyyee ko foofee ca Touba ci ñenn ci askan wi sapeur pompier ñoom it desuñu ginnaaw ci liggéey yi ndax juróomi téeméer ci ñoom ak juróom-ñett fukk engin la ñu wàccee ci bërëb bu sell ba ngir rek mën a faggu ñi nga xam ne ñoo di askan wi ca seeni soxla ñu teewlu ca lieutenant colonel Cheikh Tine moom mooy chef détachement sapeur pompier bi ñu wàccee foofee ci màggal 2019 bi. brigade nationale des sapeurs pompiers du ñu xaar rek ba màggal gi ñëw ñu door a commencé ci liggéey def nañ ci liggéey bu am solo avant màggal gi ñoo nañ fi def ay visite de prévention saytu bërëb yi nga xam ni bu ci ne war na mën a am nit ñu bari ñu koy fréquenter dem nañ aussi ci kër diine yi waxtaan ak chef religieux yi xool nañ aussi bërëb yi nga xam ni ci la nit ñi war a jaar muy axe routier yi yëpp ñu càmbar ko def ko ci këyit génne ko mu nekk loo xam ni mooy dispositif bi ngeen gis ñu commencé di ko mettre en place ci biir loolu ñëw nañu ak dispositif bu am solo ndax ñëw nañu lu toll ci juróomi téeméeru sapeur pompier mooy 500 près de 500 gradés et sapeurs dont une quinzaine d'officiers ci waayu jumtukaay yi ñëw nañu lu tolloog presque 80 engins et véhicules maanaam am na ay ambulance am na ay fourgon am na ay véhicules de secours routier am na ay véhicules d'intervention léger ni ngeen gis nii ñoo ngi door a agsi ci la ñu commencé déployer wu booy xool d'ici quelque temps boo xoolee di nga gis ni sapeur pompier eh bien lal nañ seen dispositif ci axe yi nga xam ni fa la nit ñi war a ñëw jaara ñëw mais aussi ci biir Touba point yëpp nga xam ni war na am ay nit chaque année day yokku ndax màggal gi moo ni toll mais ren particularité bi mooy xam nga pompier dañoo am jumtukaay yu bees yoo xam ne nii moom la président bi doon inauguré fan yee nga passé mooy oto yu yees yi nga xam ni moom lañ indi ci màggal gi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir màggal gi fas yéene sécuriser pèlerins yi fas yéene vraiment accompagner màggal gi ba mu jeex. mu ngoog muy pàcc bi ñu ubbi woon ci wàllum màggal gi reportage yu bés bi tey ca Yoff la ñu koy amalee ak waaye dawal ko oto yi nga xam ne jamono ji loof nañu ci embouteillage yi nga xam ne ñooy am ca fa tolloo ko rond point ba daanaka ay waxtu yu bari la ñu fay ñàkk Aminata Ba. dem dikk bu taggatéemee la ñuy nemmeeku saa su ne li wër rond-point Yoff ba tax na askan yi ñu dajeel di ñaawlu lu ni mel. embouteillage bi moom problème la boo xamante ne dalay traumatiser sax ñun guddi la ñuy génn dem hôpital pour yóbbu suñu doom fan urgence parce que amuñu fu ñu jaar pour dem yóbbu leen booy ñibbi si taximaan yi da ngay xeex ak ñoom
booy dem da ngay xeex ak ñoom ndax duñu nangu ñëw fi. xam nga fu mu nekk nii yaa gisal sa bopp te am nay jamono ay 18h lay commencé mais léegi boo xëyee 9h 10h commencé na ba 22h 23h en plus tali bi ña dañ ko war a defaraat fii vraiment métti na trop quoi. Oumy ak Babacar di ñaax ñi ngànk seen gox gi ñu taxaw leen. pour ñu jàppale ñu dimbali ñu xool nu ñuy régler embouteillage bi. waaw maire bi moom li ñu koy wax rek mu gën a yokk taxawaay bi ci télé bi pour nit ñi au moins sax yoon bi nit ñi jéggeeg yooyu ñu di leen sóoraale parce que parfois oto yi du ñu may nit ñi ngay jéggi te ku ci nekk tamit passerelle amul mais voie bi ligne bi benn kii la nit ñi duñu mayante loolu il faut ñu am ay ñoo xam te ne taxaw ci kaw télé bi mën a dimbale nit ñi comme que pont la ñuy defar te yoon bi ñëpp dañuy xëy dem tak agent municipal bi di wuyoo ci turu Ablaye Sarr jàpp ni état rek moo ci mën dara. non mais maire bi mënu si dara parce que ay travaux yu am la travaux état la maire bi kay li mu si man mooy jéem a wàcce ay quelques éléments ñu jàppale agent yi si tali bi pour déviation bi jàppale leen si liggéey bi loolu rek maire yi amul moyen yenn yi pour def yenn am yoo xam ne problème mu état la. ci Yoff ñu fay tabax pont ngir rek yombal dem beeg dikk bi tax embouteillage bi tarfa lool jamono ji donte bu fekkee ni sax yàgg nañ ko faa nemmiku bi fa aéroport bi nekkee. Aminata Ba jërëjëf midi moo toftalu fukki simili ak juróom ci aéroport Blaise Diagne. xibaaru biti réew yi dañuy am mbégte dalal ci studio bi Kumba Baax maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Madiakhaté Sarr nuyu naa auditeur ak internet yu King FM yëpp. Côte d'Ivoire la ñuy tàmbalee Guillaume Soro léegi leer na samp na ndëndëm ci élection présidentielle 2020 yi. kon secret la woon ñu doon ko ruumandaat boobaak léegi waaye fi mu ne nii fësal na ko moom Guillaume Soro mi nga xam ni candidat la ci élection falu njiitu réew foofu ca réewam di Côte d'Ivoire ci atum 2020 lañ ko jàpp moom mi nekkoon njiit bu assemblée nationale di pencum ndaw réew ma nekkit opposant bu régime bu Alassane Dramane Ouattara pardon moom nag xamle na ni ci ab réunion boo xam ne mu ngi ko doon sekk ak ay sympathisants wam yi nekk ci diaspora bi lu ci mel ni Valence ak réewum Espagne ci samedi gu ñu génn kon daal Guillaume Soro nee nañu met fin à un faux suspense maanaam lépp loo xam ni ay weer a ngi ni nit ñi ñu ngi ci doon wax ci suuf moom daal dëggal na ko démb fësal candidature am. ci Afrique du Sud foofee àtte ki fi nekkoon njiitu réew di Jacob Zuma moom la ñu dàq. kon tàmbali tépp ab procès boo xam ne dafa ñeeloon ka nekkoon njiitu réew ni nga ko waxee foofee ci Afrique du Sud di Jacob Zuma liñ ko doon toppee nag di wàllub guerre ci mbir moo xam ni mu yàgg la ñeeloon contrat d'armement am na sax benn koo xamante ni bi ci réewum France la fekk baax ci wàllu équipementier moom Thales lay wuyoo moom nag tey ji seen procès la ñu jël dogal ne dàq nañu ko li tax ñu dàq ko nag ba fii kenn waxu ko waaye daal audience ba dañ ko ajourné ki ko ajourné moom mooy juge bi moom ndaw si di wuyoo ci turu Charmaine Balton demande d'appel kon bu Jacob Zuma daal dinañ ko amal appel ba ci weerum novembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci ministère public ba moom mi nga xam ne sax dafa waxoon ni àndul ci ñu dàq ko ndax nee na ku moywul dara narta tukkee ci boobu le procès. ca Guinée la ñuy jeexalee Kumba Ba démb mu mel ne bëccëg ba tàngoon na loolu. gën gaa néew juróomi doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan fukk yu teg tuuti jëlee ay gaañu loolu mooy xibaar yi nga xam ne moom la taskatu xibaar yi joxe waaye ñi di waa gouvernement ba nag ñoom nee nañu ñaari doomu aadama kott ñoom ñoo ñàkk seen bakkan loolu mooy bilan provisoire bi ñoom bi ñu jàpp kon di xayma gu njëkk gi ci bëccëg gi nga xam ne démb tàngoon na trop li askan wi di naqaru nag moom mooy ñetteelu mandat bi ñuy ruumandaat ne ko mooy wul kii di njiital réew ba fa di Alpha Condé moom la bëgg foofee ca Guinée démb la woon fukki fan ak ñeent ci weeru octobre yem ak altine looloo tax daal ba lépp loo xam ne rassemblement la woon wala ay booloo wala manifestation boo xam ne askan wa namoon nañ ko faa am ñii di way takk der ya dañoo taxaw ne du fi amee ndax nag lim gu takku Pape Madiakhaté ci ay takku der moom lañ jël wesaare leen ci biir Guinée démb kon fii tey la ñuy taxaw ci xibaar yi soxal wàllu biti réew. cant ak ngërëm ñeel na la Kumba Ba ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi dañuy am mbégte dalal ci ki nga xam ne moo di Penda Badji mu fas yéene waxtaan ak ñun ci wàllum football ak Golden Boy ñaar fukki finaliste yi nga xam ne Krépin Diatta dañu ne dañ ko caa beddi wàllum basketball it daanu ko waxtaanee ak wàllum bëre fii ci sunum réew waaye laata lool dañu koy dalal moom Penda Badji fii ci studio Free bu King FM ci xibaaru tàggat yaram yi Penda maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Pape Madiakhaté Sarr maa ngi nuyu également suñu mbokk auditeurs ñuy suivre. ñu tàmbalee ko ak wàllum football Golden Boy maanaam ñaar fukki ndaw yi dàq football ci at mi Krépin Diatta dañ ko caa beddi. dañ ko caa beddi mu nekk ab surprise
surprise bu mag ndax quotidien Tuttosport di ab quotidien bu nekk ci réew Italie dañoo fasal ni ki tey ji ci suba liste ba nga xamante ni ñaar fukki candidat lañu pour rek daal di jongante raay bi nga xamante ni moo di Golden Boy atum 2019 ci boobu liste nag ñu gis ci absence su Crépin Diatta bi nga xamante ni nag donte ni saison bi def na ci ay jéeya yu remarquable ndaxte amoon na sax ay gaañu waaye terewul mu réussir lool saison bile daal di cee disputé lu toll si ñaar fukk ak juróom ñaari match naka noonu itam ñu daal di cee gis ki nga xamante ni moo di Ansu Fati bi nga xamante ni moom ca FC Barcelone moom foofu lay joué donte ni nag ci saison bi moom joué wu ci ay match yu bëri buñ ko comparé ak li nga xamante ni moom la Crépin Diatta def loolu moo waral daal mu nekk ab surprise bu rëy ci ñëpp ñi nga xamante ni yëngu ci wàllu football bañ ci gisee absence su Crépin Diatta. ñu wax ci wàllum basketball ak Tacko Fall doomu Sénégal boobee nga xam ne njool na loolu jamono ji léegi leer na joueur Celtics la. njool na loolu daanaka sax 2 mètres et quelques moom lay mesuré moom nag dafa am yokkute bu rëy ci carrière am ci wàllu NBA ndaxte donte ni amoon na contrat de 10 jours ci ak waa franchise mythique terewul nag contrat am dañ ko daal di prolongé daal di koy signalaat yeneen contrat ni ki tey jile mu nekk ab avancé bu rëy ci carrière am donte ni nag moom jotoon naa prouvé bu baax a baax ci match yu mu jot a disputé ci wàllub NBA am ci lu toll ci juróom-ñaari poñ ak lu toll ci ñeenti rebond ci rencontre bu mujjee joué moom géant bi nga xamante ni 2m31 moom lay mesuré dina am kon chance su bokk ci groupe pro waaye itam dina mun a am occasion yu yees yi nga xamante ni dina mun a gën a mettre en valeur ay prestations à préciser également que ni Tacko Fall moom bokk na ci basketteur yi nga xamante ni chouchou public bi lañu rawatina fële ca Boston bi nga xamante ni foofee rawatina fii ci Sénégal donte ni nag Boston be mu nekk itam am na fa jaloore lool. ci wàllum bëree door la ñuy jeexalee Papa Sow mu ngay yëy yàbbi ci combat diggante Modou Lo ak Ama Baldé bi ñuy rumandaat mu ngay artu it Boy Niang. ma ngay artu Boy Niang ndaxte dañuy waajal ficelé combat bi nga xamante ni moom moo war a dox ci diggante mag Boy Niang wala sax ki nga xamante ni moo di Siteu donc mun nekk ñaari combat yi nga xamante ni promoteur yi ñu ngi ciy dox naka noonu itam mu daal di fësal ni ak kum ci mun a doon si ñoom ñaar moom pare na pour jan ak ñoom ngir rek mun a gën a mun a ñëwaat ci arène bile moom tamit àttu na itam ci combat possibilité combat diggante Modou Lo ak Ama Baldé ni loolee mënul am waaye nag dernier mot bi mu ngi revenir ki nga xamante ni moo di roi des arènes di Modou Xarañ Lo waaye itam nee na moom jàpp na ni Modou Lo warul bëriwaat ak Balla Gaye 2 et que Balla Gaye 2 bu mu ci def sax xelam na xool yeneen adversaire yi nga xamante ni rek war a mun a bëri ak ñoom Pape Ma Jaxate sax lii daal indi la woon ci xibaar tàggat yaram yi. cant ak ngërëm ñeel na la Penda Ba ci ñu jàll ci ñaareelu pàcc xibaar yi. xibaaru caada yu wér te wóor. ni ko artiste yu bëri defee ci jamono yi ñu toll Idrissa Diop génnee ab single ci wàccaayuk màggal Touba 2019 way woowee mu duppee Xaadim moom Idrissa Diop da ca sargal ki sanc yoonu murit daanaka lépp ñetti at togg na ko ñu teewlu Idrissa Diop. single bi nag mi ngi tudd Xaadim. c'est sur la route du màggal rek. maa ngi koy liggéey depuis ñetti at a ngi nii ak genn wàll. ma nekk ci di ko liggéey di ko tabax di kii ak yooyu xam nga sëñ Touba moom mbiram. yàkkamtiwul dara lu jot rek yomb xam nga damay rappeler benn historique boo xam ni c'est très important ñu dellu si histoire à l'histoire parce que le 5 avril 1974 man maay musicien chanteur bi jëkk a woy sëñ Touba fii ci mim réew Sénégal mu yàggul lool te ba ma koy woy en 74 man xaw ma woon kuy sëñ Touba mais ba ma ko woyee ba génne woy boobu en 74 dafa mel ne dafa am lu samp fii ci suma dënn bi du fi jóg te dootu fi jóg ba may génn àdduna le 5 avril 1974 ba 2019 lu yàgg la presque 50 ans après ma génnewaat benn single bu ñuy wax Xaadim pour yeesalaat sama njébbal ci sëñ Touba et puis joxe ko comme adiya ci màggalu 2019 bii ñu dem kooku bi ñu jëm nii kooku mooy li nga xam ne moom laa doon togg depuis quelques années jébbal ko nag waa Sénégal yëpp waa adduna bi yëpp. ñu jàll ci léegi ci rubrique bu ñu leen jagleel bés bu yàlla sàkk bi màggal gi teroo ba léegi muy yoonu màggal di dikkaat ci pàcc bu yaa ci li nga xam ne moom mooy wàllum mouridisme dañu ci ànd ak Serigne Saliou Seck. dal leen ak jàmm
jàmm ci rubrique bi ñu duppee yoonu màggal gi tey nag ñuy waxtaane grande mosquée bu Touba di jumaa ju mag ji nekk fii ci Touba laata ñuy taxawal jumaay Masalikul Jinaan ja nekk ca Ndakaaru waxoon nañ ni yoonu murit jumaay Touba moo di nataal bi ëpp doole bi nu taxawal moo nekkoon mébatu ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul ci atu 1926 waaye nag jumaay Touba Cheikh Modou Moustapha Mbacké moo ko mujjee tàmbali waaye ci ay jafe-jafe ndax boobu dafa yemoo nag crise économique des années 30 waaye itam ñaareelu guerre mondiale bi ca geneen wàll ga administration coloniale bi itam gàntal ni kenn du ko fi taxawal waaye moom mi nekk tawub Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul di Serigne Modou Moustapha Mbacké def na kemtulaayi kàttanam ba jot ci ñeenti téeméeri hectare ci suuf ba tàmbali liggéey bi ñeenti fan ci weeru mars atum 1932 bokk na ci li gën a metti liggéey bi matériel ba nu doon yamale njaareem di Jurbel taalibe yi war ko yeggal si fii nii ci diwaanu Touba te diggante bi toll ci ñeent fukk ak juróomi kilomètre waaye loolu lépp terewul Serigne Modou Moustapha Mbacké defi pexe ba wéyal liggéey bi ci atum 1945 nag bi mu génnee àdduna Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké moo ko wutu itam ci liggéeyu jumaa yi Touba moom Serigne Fallou Mbacké moo ko mujjee yeggali ba inauguré ko juróom-ñaari fan ci weeru juin atum 1963 loolee te terewul képp ku fi toogal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul yaa ngi wéy di yeesal liggéeyu jumaa ji Serigne Sidi Mokhtar Mbacké sax ci jamono ji mu toogee ci jal bi ci la yokke soorool yi jële ko ci juróom yóbbu ko ci juróom-ñaari sooroor mu nekk jumaa joo xam ni li ñépp maase di wax moo di ne liggéey bi du masa yegg ndax ba ci màggalu ko 2019 bi gis nañ ay architecte ñu nekk ca biir di amalup liggéey taaru gi mu taaru nag moo waral fu nekk nit di fa bàyyeekoo ci àdduna ngir di fi amal si ziar ci màggal gi ñuy nemmeeku junniy doomi aadama di defiran ngir dugg ci biir jumaa ji Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul mi moom jumaa ji ab barabam moo ngi ci biir jumaa ji li mbokk yi lañ leen andiloon ci rubrique bi nu duppee yoonu màggal gi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah. cant ak ngërëm ñeel na ko moom Serigne Saliou Seck mi ñu teewal foofee ca Touba Mbacké rédaction King FM def ab taxaw seetlu tey ci ay àndandoo wala ay taalibe Serigne Touba Khadimu Rasul bokk na ca Serigne Mouhamadou Gueye Jamoy Cheikh Issa Diène Serigne Ndam Abdourahmane Lo Serigne Moussa Ka ak ñeneen ñu mel ne ñoom ñi nga xam ne ànd nañu ko Serigne Touba ci yoon wi nga xam ne moom la sanc muy yoonu ko murit seen diggante ñoom ak Khadimu Rasul dañu ci ànd ak Ndeye Mati Dia. ndax bari nañu xam ne Serigne Adama Gaye mooy ki njëkk jébbalu ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu doon kilifa gu mag ci yoonu murid di magub taalibe dundam yépp nag mu jël ko jox ko cheikh bi ba ni mu génnee àddina ci atum 1902 at bu yàlla sàkk yoonu murid fàttaliku ko ca Touba Daaru Minam ci ab màggal gu ñu koy defal naka noonu Serigne Mouhamadou Gueye Jaamooy bokk moom it ci ñi njëkk a jébbalu ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di woon góor gu xam-xam itteel muy wër maarifa donte ku jàngoon la ba keroog bi ñu koy yëgal ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu ngi foofee ca Mbàkke Kajoor te moom dong mooy ki ko mën a jox li mu bëgg ci wàllum xam-xam ci la Cheikh Mouhamadou Gueye Jaamooy jébbalee boppam ak njabootam ba ci alalam boole cekk di tarbiye Serigne Touba ci bépp fànn nekk taalibe bu dëggu Serigne Touba amoon ci moom kóolute ba yëkkati doomam bii di soxna Faatu may ko soxna seenug mbokkoo ci wàllub deret foofee la tàmbalee ak njaboot gi ci sosu Serigne Touba daal dina ko sax jaajëfal ci mbindam yu bari Serigne Mouhamadou Gueye Jaamooy 1920 la génn àddina moom mi le sax ak Serigne Ndam Abdourahmane Lo ñoo bokkoon jamono ci wetu ku tedd ki suñu yeboo woowee ko jàngalekat bi ndax Serigne Mamor Anta Sali bi muy génn àddina Serigne Touba la bàyyi woon ak daara ji cheikh bi yëkkatiwaat ko teg ko ci loxo Serigne Ndam Abdourahmane Lo ndax tukki gi mu waroon a def keroog bi dogal bi wàccee Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul dafa daal di dajale ndongo yëpp yëgal leen ne yàlla moo ko yónni ngir mu liggéeyal lislaam daal di sàkku ci képp koo xamante ni gëm nga ko nga des ci wetam Serigne Ndam Abdourahmane Lo moo njëkk jokk jour boobee ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu bàyyi ko ak njàngub njabootam noonee la Serigne Ndam Abdourahmane Lo dëggalee nekkub taalibeem ba keroog muy wuy ji boroomam ci atub 1944 góor gi moom jàmbaar ji la ko Serigne Touba daan woowee ci làmmiñu boppam Cheikh Issa Diène kenn la ci yoonu murid gane si àddina ci famille boo xamante ne way juróom bu góor xaadir la tegtal la bu ñu joxoon Serigne Ibrahima Diène ngir saay su doomam bi gane si àdduna mu dippee ko Seydina Issa Diène ndax li yàlla namm ci moom mooy mu ànd ak borom jamono Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolee la def jëmmal ko ak xidma jot na liggéey ci yoonu murid lu bari bokk na ci jumaay Jurbel bi tey gas na itam ay teen bi Serigne bi tukkee Gabon moom mii moo desoon ci tool yi di bay li njaboot gi di dundee ci magu murid yi bindkat bi moo doon Serigne Moussa Ka donte mbokk la woon ci Khadimu Rasul terewul mu doon ab taalibe bu xobe doon ko fesal ci mbindam saay su ne dundu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul lépp la góor gu tedd gi bind ku sore ci yoonu murid war nga dégg Serigne Mbay Jaxate di woon taalifkat bu magu murid yépp nangul demoon na sax ba Serigne Mor Kayre seedeel ko ne képp ku tënku ci li mu bind du réer Aboubacar Sadiq di woon saaba yonent bi lañu ko daan méngalee ndax dogu gi mu àndaloon ci li mu daan def ñii nag ñenn
lañu ci ñi Serigne Touba àndaloon ci yoon bu tar bi mu jaar ngir liggéeyal l'islam ëllëg bu soobee yàlla ñu dikkaat ci ñeneen ñi des. Ndeye Mati Dieng jërëjëf ñu jàll ci nataal yi. Le portrait du jour. nataal li tey dañu ko jëmale ci ñaari doom ci Serigne Touba Xaadimu Rasul mu di Serigne Abdou Khader Mbacke ñeenteelu xalif Serigne Touba ak ki nga xam ne moo di Serigne Mourtada Mbacke Kumba Ba la ñu ci àndal. ñeenteelu xalif bu Cheikh Ahmadou Bamba di Serigne Abdou Khader Mbacke mu ngi gane ci àdduna ci atum 1914 yamook 1333 ci Égir charia ak sunna doonoon li ko ñor lool Cheikh Abdou Khader Mbacke ku neexoon sopp ki ndax gëm yàlla gi mu boole woon ak oyofal boppam ba ku ko gis ñame ko dundam yépp nag li ci gënoon a fës mooy imam ba mu doonoon ca grande mosquée bu Touba waaye it boole ko ak nekk xalif général moom ñeenteelu xalif bu Cheikh Ahmadou Bamba bi jaar-jaaram ci xilaafa gi yàggul lool waaye nag fees dell la def ak i ngëneel ndax njàngaleem diine charia ak sunna bi mu doon def ci boppu taalibe yi yaayam ja di soxna Aminata Bousso nekk doom ki sëriñ Busoobe di rakk ci soxna Jaara mii di yaayu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul looloo waral ba ñu naan ci côté yaayam ñu ne sëriñ Abdou Khader jarbaat la ci Cheikh Ahmadou Bamba nduroo gi mu nduroo woon ak baayam ba du woon rek ci wàllu xam-xam ndax nee nañu boo ko mësaan ne jàkk rek sa xel ci baayam ba lay dem mu ngi fi bàyyeekoo gannaaw ba mu toogee fukki weer kott ak benn ci xilaafa gi mu yemoo ak bésub aljuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai atub 1990 ci jamono jooju mu ngi toll woon ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay at ñu wax ci kenn ci rakkam ya di sëriñ Mourtada Mbacke moom mi mujjee gane ci àddina ci doomu Cheikh Ahmadou Bamba yi waaye nag jotul toog ci xilaafa gi ñu ne nag du hasard bu fekkente ne gane seem àdduna ci atub 1927 ca Ndaam jàngkat yi ne du hasard ndax ci at moomu fekk na baayam ba li ko dese woon ci kaw suuf bariwul caatub Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni yaayam ju sell ja soxna Faati Tuuti Jóob nee nañu bindoon na juróomi yoon kaamilu alxuraan te ubbiwu ko di ko xool looloo waral ci bi mu amee fukki at ak ñaar sëriñ Mourtada Mbacke li ko soxaloon lépp moom mooy njàngum diine ki ko yar nag di magam ja di sëriñ Amdi Moustapha Kamal dafa joxoon gëdd torop njàngum diine ci bi muy gën a nekk ndaw la demoon ci Mauritanie bi nga xam ni fa la baayam ba Cheikh Ahmadou Bamba exilé woon ngir nag yokku xam-xamam ambassadeur niñ ko daan woowee ci atum 1964 Serigne Mourtada ci la tàmbali tukki bu yaatu jëm ca Irak ca Liban Arabie Saoudite ak it Égypte ci Égypte googu sax la signé ab protocole d'accord diggam ak université bu siiw bi di Al Azhar ca ginnaaw ga Al Azhar googu sax la dippee école yi mu ibbi bi ci njëkk mu ubbi ko ca Ndaam ci atum 1975 décret bi nga xam ni moom moo ko war a may mu tabax yooyu la université fii ci Sénégal ka nekkoon njiitu réew di président Léopold Sédar Senghor signé ko ci atum 1978 njiitu réew yi Afrique yi daan ko woolu bari ndax soxla ko ku ci mel ni Gamal Abdel Nasser Hosni Moubarak bu Égypte roi Hassan II bu Maroc naka noonu guide libyen bi di Muammar Kadhafi ca États-Unis nag moom Serigne Mourtada Mbacke daal dinay génnee $500,000 ci dollar ci koppar yoo xam ne moom moo ko moom ngir ubbi kër Serigne Touba ba fa ca foofu sax at mu jot ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ñu fay màggal Bamba Day di bés bu ñu jagleel Bamba ngir fexe buuxante bañ a am ci jumaay Touba ja moo waral aljuma yi lu ci bëri da daan dem julli ji ca Ndaam wala ca Aliya Serigne Mourtada Mbacke mi ngi jeexal mission wam ci bitim réew ci bésub juróom-ñaari fan ci weeru août atum 2004 ci la fi bàyyeekoo bàyyi ginnaawam juróom-ñaar téeméeri doomu aadama gën gaa néew yoo xam ne weer bu jot daan na leen jox pension mensuelle bu tollu ci 4 gën gaa néew moom caatub Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu dippee woon ko caat mi nga xam ne moom mondialisé li di yoonu murit Kumba Ba cant ak ngërëm ñeel na la ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. Midi Culture di dalal tey Koul Mokhtar di ab artiste rappeur génne ab album bu bees duppee ko mbégte mi moom nag jamono ji ma ngay waajal ab album Koul Mokhtar demoon démb daal di dem ca loko maanaam dalluwaay groupe Futur Média foofee ca bërëb bu sell ba di Touba tontu ak laaj dox na digganteem ak Serigne Saliou Seck. jërëjëf Pape Madiakhate Sarr jërëjëf Dior Mbodj tey ñoo ngi fii nii ci Touba rawatina fii nii ci diwaanu Mbacké ñu am fi nag benn artiste boo xam si comme ni ko artiste yu bëri defee ci màggal gi moom tamit noonu la def di wuyoo ci turu Koul Mokhtar yaa nekk sunu gan ci Midi Culture Koul Mokhtar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. tey gis nañ ni ko artiste yu bëri defee yow tamit génne nga lu bees ci màggal gi duppee ko mbégte mi est-ce que mën ngaa dellu si waat ci loolu. li ma génnee ci lu bees mu tudd mbégte mi comme ni nga ko tuddee rek comme le nom l'indique mbégte mi Masaalikul Jinaan ak mbég mi nga xam ne ni ñu ngi koy dund ci
ci jamono ji nga xam ne ni Serigne Mountakha mu ngi fi waaw di xaritu jeunesse bi yëpp di xaritu àdduna di ñu digal ñuy bëgg tey bëggale donc comme que nag maa ngi yëngu ci wàllu bëggale di def musique je me suis dit que ne pourquoi comme que doomu Bawol la Mbacké fii laa juddoo même bu fekkee ne maa ngi évolué à Dakar donc sama ay fans ñoom di ma laaj da ngaa war a woy ci sëñ bi da ngaa war a woy ci xarnu bi te loolu noonu même bu ñu ma ko waxul woon sax wax dëgg yàlla na fa nekk sama xol donc looloo waral ma ci barkeelu ci màggal gi génne benn son boo nga xam ne mi ngi tudd mbégte mi tey jii la clip bi officiel sur YouTube donc mën naa ne li ma dëkk Mbacké di doomu Mbacké di doomu Touba di taalibe Serigne Touba tamit loolu moo ma poussé à ce que ma def ko di ci bëgg lool bëgg tamit ñi nga xam ne ñu ngi koy déglu bëggee ci. Cool Mokhtar ñu gis ni gën man xumaan nga nekk di liggéeyal mu nekk koo xam si artiste bu mag la xam nañ ko ci Sénégal bu baax a baax seen diggante dëgg-dëgg nan la demee. xumaan moom comme li mu koy wax tàmm di waxee rek sama turandoo la et puis sama xarit la depuis très longtemps depuis bi ñuy def journal rappé am na parodie yi ñu fa defoon man ak Mia bu nekk Maabo bi nekk actuel membre du Maabo depuis boobu noonu dañu jàppante mu ressentir sama talent xam ne booy bii nii il peut aller loin ci noonu la ñuy commencé di job ba yàlla def ñu collaboré wu jàppante di liggéey bu rafet. ñoo gis ni fii nga dëkk doomu Bawol nga doomu Mbacké nga doomu Diourbel nga waaye Dakar nga ëpp looy nekk diggante rap fii nii ci Mbacké ci Bawol ak Dakar tey jii boo ñu ci doon defalub jàngat lan lay doon. waaw jàngat bi ma ciy def mën naa ne amul différence parce que lenn rek mooy différence bi mooy les moyens qui se trouvent à Dakar ne se trouvent pas à Mbacké comprendre nga am na moyens yu nekk Dakar parce que pour nga percer dëgg pour que le public vraiment national au niveau de Dakar ñu xam la il faut que nga dugg au niveau de Dakar pour mën a intégrer milieu bi à 100% moyen bi ñu soxla pour suñu town bi fii nii am benn valeur par rapport ak milieu bi par rapport ak musique moom la ñuy ñaxtu pour que les promoteurs ñi nga xam ne nii vraiment ñu ngi ci kaw di gestu gars yi nekk ci région bi parce que y a des talents ici. Cool Mokhtar nga nekk koo xam ni Mbacké Diourbel Bawol rawatina ràññee nañ la bu baax a baax mais boobaak léegi ay single ngay génn est-ce que mën nañoo xaar jamono ji Cool Mokhtar ñëw ak album. bien sûr d'ailleurs maa ngi ci sama album di ko liggéey génne naa fi sama seytaane génne naa composé génne naa mbég mi pour màggal gi donc am na yeneen single yu ñëw bien avant 2020 pour moo teg album boo xam ne nii vraiment un album de 10 titres nga xam ne ma koy proposé Sénégal ak àdduna bi yëpp incha allah. Cool Mokhtar rajo King FM moo ngi lay gërëm. ñu ngi leen di ziar di leen wax boo màggal di leen bëggee bu takoo King FM moom suñu King FM la. mi ngi noonu nekkoon Cool Mokhtar nekkoon ganu Midi Culture fii nii ci Mbacké ci yoonu màggal bi ba tey di leen jaajëfal yéen tamit auditeurs yu King FM. di la jaajëfal ci bu baax a baax yow Serigne Saliou Seck Cool Mokhtar moom ci la mu yëngatu mooy wàllum way ci la ñuy jeexalee ak Njogu Afia moom it fent way wu bees duppee ko Bamba bëri doole ci wàccaayu màggal gi ñu teewlu. soo xalamee ñaari guddi Ndakaaru nga dégg wax ca mbër ma waa nga waaru waaye boo xoolee Masaalikul Jinaan ci diggu Ndakaaru nga xam ne yàlla fay nu sëñ bi gërëmal yàlla mooy yaakaar Sëriñ Tuuba ci way woowee Njogu Afia daal di fent ci wàccaayu màggal gi ci la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant gërëm ñi ci jàpp ba mu daal di yemb bokk na ca Daouda Gueye ci xarale gi Kaderlo ci production bi Adja Gueye ci digital bi jaajëfal di Saprera ci réalisation bi ak képp ku jàpp ci réalisation journal bi ba mu daal di yemb di jaajëfalati yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon teewlu ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.